maa la ma dëgg ngee ko yuxul ma dégg sa baat dañoo set Sylvie sa tabe nañ ko taaru yaru jaru la dina fe bala moon ajul aba na tontu na moom yuuxu la dañuy sant di maam mu la li ngay ñaan mu am 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 aba sa lañ ko woote julli nga ñeenti rakk sa jàkka ja yaa ngi sama temps benn ma yàgg la gànn ma nga ne la jox la paas yaa kam dinaa del su salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Kammange xoox yéen a ngi ci Wakhinane Info dañoo ñëwoon seet si benn mbër mu mag ñu koy wax Sow Mali ngeen gën koo xam ci Zal fii jàmm gën ci émission Nay Leer léegi ma ànd ak sama cameraman ñu gën koo xam ci Mbaxane Gueye kon ñu ànd ci biir xool suñu mbër mi nu mu toogee. waaw salaamaaleykum comme ni ma leen ko waxee woon yéen a ngi seen émission Wakhinane Info ñu àndoon ci ak Zal waaw kon ñëw nañ egsi nañ ñu ngi nii Zal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Adji Fall. yaa ngi ci lan. maa ngi si jàmm baax. yaa ngi ci Wakhinane Info kon ñëw ci émission Nay Leer bëgg a xam yow Zal lan moo la dugal ci lamb ak moo duggee ci lamb. waaw Adji maa ngi ziar ñu fi teew di sant yàlla di julli ci yonante bi di sant sama ñaari waajur di gërëm sama staff di gërëm waa campement di nuyu ñëpp di bége ñëpp. waa lamb li ma ci dugal moom mën naa ne par hasard la dikkee comme man mais après à la fin bi ma demee ba ci biir dañ ma ne deret la bu nekk ci yow samay nijaay dañ daan bëre samay maam dañ daan bëre waaw après nag ci la ma deret bi gën a fekk si ñu gën a xuus ci làmb daal loolu moom ci dugal man. waaw loolu moo la dugal ci làmb bu loolu lépp jàllee man damaa bëggoon a xam ndax làmb rek mooy sa liggéey wala dafa am leneen looy liggéey lu dul làmb. non man moom làmb kese basé wu ma ci làmb kese am naa sama métier te wax dëgg yàlla bu ma demul ci làmb itam maa ngi sama métier. lan mooy sa métier bu dul làmb. man chauffeur laa. chauffeur lan chauffeur kalandoo wala chauffeur benn. non man moom oto yëpp laay dawal man moom chauffeur laa oto yëpp laay dawal waaw vraiment sama papa nag maa ngi koy ziar bu baax moo ma jàngal métier mu sekk. waaw bu loolu lépp jàllee yow Zal yow nan nga nekk ak say dëkkandoo dangaa baax wala dangaa lan dangaa. waaw vraiment wax dëgg yàlla man loolu boo ma ci laajee moom dinaa ci sawar a tontu parce que ñi ma dëkkal ñëpp jàmm rek laa sekk ak ñoom te wax dëgg yàlla ñoom tamit jàmm rek lañu sekk ak man vraiment waaw. mais diiran bi nga def ci làmb lan am nga lu la métti ci làmb am nga lu la neex ci làmb lan moo la gën a métti ci li nga jot am ci sa carrière ak lan moo la gën a neex ci sa carrière. waaw man moom làmb am naa ci lu ma metti am naa ci lu ma neex torop li ma metti lenn rek la ci làmb mooy que ne diiraa bi ma toogee am ay tolof loolu daal laa jàpp ne moo ma metti ci làmb mais yàlla mi dara tëwul faxas na ko ba mu set ba ñu nekkaat ci beneen dynamique boo xamante ni vraiment ku ñu ci fekk dinañu gën a nawloo li ma gën a neex ci làmb nag mooy heure bu ma bëree jël final wala heure bu ma bëree dem final wala heure bu ma bëree daal jàpp naa ne am naa lu ma neex ci làmb quoi su ma yàlla mayee wër ba ma dem rek takk sama ngemb rek loolu moom bokk na ci li ma neex ci làmb. waaye nee nañ ma Zal léegi dafa màgget de nee nañ ma léegi moom màgget nga moom loolu moom léegi naa ko. léegi loolu loo ci wax. waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom tontu bi mën naa ne dina gudd torop parce que Sow Mali moom ku ko xam ne ndaanaan la te dafa teel a bëre ñun 91 lañ judd. après événement naar yi lan moo ci topp événement naar yi 89 la 90 deuxième événement naar yi bi mu jàllee ci laa judd kon 91 la kooku ku ko wax xale ku ko wax mag la da ngay juum ñun dañoo teel a tarbi làmb ñun ba ñu xàmmee ko ba léegi ñu ngi ci làmba peut-être mën na nekk looloo tax ñu naan mag la wala affaire yooyu xam nga nit moom bu la yàggee di la gis ci benn affaire rek danaan kii mag la ci lii looloo tax ñu naan Sow Mali mag la mais Sow Mali xale la. léegi Sow Mali nekk na ci làmb ji nekk xale nekk jeune teel a takk jabar teel a am ay njaboot léegi Sow Mali nan lay dundee loolu ak supporter rek xale jigéen ñi ak affaire yooyu léegi loolu noo koy dundee. waaw loolu dañ koy dundee comme nañ daan dundee rek ba ñu takkalee soxna parce que tey jii nii soxna moom da lay gën a motiver ci lépp looy liggéey parce que soxna dafa bokk ci dundu doomu aadama surtout góor te wax dëgg yàlla daf ma jig te aussi am nañ ci avancement bu baax depuis bu ñu takkee soxna ba léegi vraiment ñu ngi suñu entraînement suñu génnee làmb wax dëgg yàlla dem dañuy génni premier tour dañuy génni deuxième tour ba mu jaral ñu jël final wala ñu daanoo final wala ñu daanoo demi final kon donc kooku noonu takk soxnam maanaam bokkut ak dara ci làmb ji parce que li ñu war a def yëpp ñu ngi koy def te vraiment yàqaluma dara ci sama làmba. waaw loolu lépp leer na mais nee nañ ma Sow Mali ñam doon àndal bu njëkk ba ak ñi may àndal léegi ça fait 2 man dégg naa loolu dëgg loolu dëgg. non loolu moom
vraiment bu ko nit ñi waxee tamit am na benn côté boo xam ne ñu ngi ciy juum parce que man tey jii nii ñi ma gisoon démb ak barki démb ñooñu laa nekkal ba tey jii nii peut-être am na ñoo xamante dañoo voyagé am na ñoo xam ne neewuñu fi ñeneen ñëw te ñeneen ñi ñëw tamit ñooñu ñoo yem ñun ñooñu ñëpp ñoo doon ànd te boo xoolee staff bi fi mu toll nii ku ci mel ni Tamsir Ndiaye sa jëkkër mu ngi ci biir kooku masta xaddi ku ci mel ni Baawara Fall mu ngi ci biir kooku tamit même chose manta xaddi ah ku ci mel ni Ndiouf Fall yi ah Idi Jox ak Ibra Fall ak Papa Sow ñooñu staff bi foofu fi mu toll nii ñooñu ñoo yor soowu Mali boo bëggee dégg soowu Mali te boo gisaatee soowu Mali ci beneen level ñooñu ñoo tax ñoom bàyyiwuñu benn yoon te instant bi nii boo xoolee booloo nañ booloo boo xamante ni vraiment ñun lu ñu song rek yàlla dinañ ci suturaal ñu am ci ndam. léegi loolu lépp leen léegi soowu Mali lan mooy kiyam ëllëg lan la xool fan la teg tànkam man bëgg nañoo xam loolu. waaw soowu Mali boo xoolee tey jii nii fi mu teg tànkam peut-être ci côté làmb teg naa sama tànk foo xamante ni tey jii nii ku ci mel ni champion Sow Sélémélé maa ngi koy nuyu au passage ak Toubacouta ak ku ci mel ni Cissé Lo ak Fadiga 2 ah ak Idi Jox ak gars yooyu noonu champion yëpp daal maa ngi leen di bégge bu baax di leen nuyu bëgg naa tey jii nii fu ñu tuddee maanaam ku ci mel ni Toubacouta ak Sélémélé ñooñu la yàlla def ñu jiitu biir Ngekoox ñu tudd fa soowu Mali man loolu mooy sama objectif instant bi nii ci làmb parce que ñoom ay poids lourds lañ kon donc ñun ñi poids légers yi bëgg nañ fu ñu tuddee poids lourds yi ñun ñu tudd ñu fa te ci tànk boobu noonu man ci laa taxaw man tey. mais yow Zal nga tudd lan moo indi soowu Mali bi yaa ngi ci émission nay leer léppay leer soowu Mali bi lan moo ko indi. waa tey moom dara du lëndëm moom soowu Mali bi li ko indi maanaam dama demoon Tivaouane soowu Mali foofu la jógee Tivaouane la jógee parce que tey jii nii maa ngi lay wax lu doy waar sax. damaa demoon gàmmu bi ma demee gàmmu fi ñu daan dal maaka ay waa Tëngéej ñoo fa daan dal am ñoom seen gaay yu ñëw boobu lañ gën a nekk ay tout tànk am gaay yu fa ñëw ànd ak seen i booy yi fooye làmb foofu noonu xam nga kii naan tudd na nii kii naan tudd na ne ma ne leen man soowu Mali laa tudd ñu ne lan mooy loolu ma ne leen soowu Mali laa tudd. parce que dégg naa da ngaa bëgg lekk. waaw yàlla suturaal nañ ci côté boobu moom vraiment waaw ñu ngi sant bu baax instant bi moom wax dëgg yàlla moom lekk wàññeeku na quoi parce que ñun moom mën naa ne mbër yoo xamante ni ay mbëru noble lañ quoi boo ko ñoo gaay di xam yaa ma gën a xam ku ci mel ni Sélémélé ni muy dundee ci lekk ñun moom dundee wuñ noonu quoi xam nga kooku daa bëgg a lekk mais ñun moom mooy loolu noonu waaw soowu Mali bi daal mën naa ne foofu la jógee law commencé law xam nga commencé am tour donc mënatu la nekk lu dañ xam nga ñu ànd ak moom ba tey ji nii ñu toll ci fii daal. ah loolu moo indi soowu Mali bi. soowu Mali bi looloo ko indi. léegi Zal man sa diggante ak Adana lan la parce que man coow li bëri na dégg naa ko Zal Adana lii sa diggante ak Adana lan la. waaw Ada dafa nekk sama jigéen bi ma toxusee fii ci koñ bi maanaam 2007 moom laa fi njëkk a xamanteel te depuis bi ñu xamante maa ngi moom vraiment ji na ma loo xamante ni wax dëgg yàlla moo tax ma gan koo jàpp parce que lépp lu ma mën di xewle suba ba jant soo moom mooy jiitu won na ma tamit loo xamante ni wax dëgg yàlla jar na ma jàpp ko sama fukki loxo ak juróom-ñaar doon kenn ci man doon nit ku baax ku oyof leneen lu nit di wax ci moom wallaahi yaa ngi wax loo xamul mais nitu kese la barki Serigne Saliou te daa bokk ci man mu nekk sama jigéen bu baax bu ma gëm bu ma déggal lépp lu may sumb moom laa njëkk a toogal waxtaan ak moom mu teg ma ci kot ñu doogay nekk ci leneen looloo ñun boole ba guddi yi ñu toll tey te vraiment dara ñaawul bi ñu xamante ba léegi. kon mbokk yi ni ma la ko waxee woon rek yéen a ngi seen Wakinaan Info fii émission nay leer tey lépp ay lay wax dëgg yàlla Zal tey lépp dañ koy teg ci table ji Zal digg naa fans club bi dafa tas. waaw Aji Fall fans club bi tasul fans club bi tey la gën a bëri doole. waaw di leen nuyu ñoom parce que ñoom ñoo waroon jiitu sax. vraiment ñoo waroon jiitu fans club soowu Mali maa leen di béggee di leen siyaar bu baax ku ci mel ni Ibra Naar ah grand Cissé Lo mu ngi ci biir champion jox Papa Sow ah jigéen ñi di siyaar ku ci mel ni Aada Naar ñoom Mareetu Fall sama naar yi man doo nga am naar Sénégal di béggee ñëpp groupe bi daal maa ngi béggee ñëpp parce que kër gi bëri na vraiment bëri na jigéen ñoo xamante ni ku lim rek da ngay juum te bëri na nit ñoo xamante ni tey jii mënuñoo nekk di lim ñëpp mais en tout cas fans club soowu Mali daal ñu ngi leen di ziar di leen béggee ku ci mel ni yaa Binta suñu yaay ji ak Tane Daba Ndiaye di ko nuyu moom tamit suñu président fans club di ko màggal moom itam moom vraiment wax dëgg yàlla mention spéciale pour moom quoi parce que heure bu soowu Mali amee bës rek Tane Daba Ndiaye mooy jiitu
ak suñu maire Pape Songo Diouf tamit moom tamit kenn demul mu des Sow Mali daal mën naa ne ñu koy jàppale dañoo bari te wax dëgg yàlla bësam mënta ndaw jamais fan sa club bi tasul tey la gën a am doole boobu ba léegi ci réunion lañ nekk di xool nu ñuy tëralee suñuy plan mais fan sa club Sow Mali moom masta fay parce que affaire bi mu gënee metti sax bi ñu gënee am ay jafe-jafe ci lañ gën a jàpp ñoom loolu tax fan sa club ba ña fa nekk ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay ba tey ji ñeneen wàlliyaan ñëw si kon donc fan sa club bi mu ngi gën a fonctionner mu ngi gën a am doole vraiment. kon Wakhinane Info ñoo ko déggandoo Zal nga nekk mbër nekk ci koñ bi nekk jeune di bëre naka la def say waa koñ yaa ngi am ak ñoom jàmm wala am ak ñoom jàmm. waa aji man de wax dëgg yàlla koñ bi ma nekk nii ñëpp laa bokkal nday bokk ak ñëpp bàyyi parce que tamit wax dëgg yàlla boo ñëwee fekk ñu baax ci koñ nga ànd ak ñoom di dund ak ñoom da nga war a mel ni ñoom depuis ñu nekkee fii ci koñ bi itam vraiment jàmm la ñu sekk su ma amee bés mel na ni xoolal ñoom ñoo am bés ñoom ñëppay jóg koñ bi kenn du des wax dëgg yàlla jàmm rek la ñu sekk maak ñoom masuñu ma àtt nag ci koñ bi wax dëgg yàlla te vraiment di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci koñ ku ci mel ni Pa Gueye Baye Abdou Ndiaye sama papa Modou Seck ak waa koñ bi yëpp daal jigéen ñi ñëpp daal maa leen di béggee parce que mënoo nekk di lim mais koñ bi ñoom xam nañ ni ma mel ci ñoom te man tamit xam naa ni ma mel ci ñoom vraiment waaw defe naa émission nay leer lépp mu ngi leer kon nag Zal dañoo bëgg a xam sa entraînement yi yaa ngi ci kaw wala yow yaa ngi entraîné wala entraîné woo. waaw Adji Fall loolu moom dinaa ci sawar a tontu parce que boo xoolee tey jii nii ñun depuis bi corona bi ñu commencé wax corona bi ñu arrêté programme yëpp arrêté waale làmb depuis boobu ba léegi mën naa ne tooguma dimanche moo mënta ñàkk ci bés yi mais kon dama koy entraîné man damay entraîné samedi ba samedi dellusiwaat dama koy entraîné depuis boobu ba léegi maa ngi ci entraînement yàllaa ngi ñuy dolli sutura te vraiment boo xoolee xam ne Sow Mali mii mu ngi ci entraînement am parce que suñu première sortie yàlla suturaal nañu làmb jaña demoon yàlla suturaal ñu si ñu jël trophée bañ fa tegoon kon sant yàlla te wax dëgg yàlla boo xoolee rek di nga xam kii mu ngi liggéey wala liggéey loolu dama koy bàyyi ak askan bi quoi. nee nañ ma yaay roi des arènes 30 mètres bi te loolu de dégg naa ko. non roi des arènes moom daa wër fi mu toll nii man naa ne Modou Lo dañ ko koy wax rek mais man moom sama bopp dafa wër Modou Lo moom dañ koy wax ne moom mooy roi des arènes mais man sama roi des arènes dafa wër. du 30 mètres bi rek la yem du ci petit code bi rek la yem ak feneen ak feneen ak feneen parce que man heure bu ma génnee rek da ngay dégg daal Sow Mali heure bu génnee rek da ngay dégg daal yi comme kooku noonu mën nañ koo boole ci roi yi waaw. waaw kon Zal saison bi tijji na léegi ndax promoteur yi moom ñi ngi ñëw wala ñëwuñu te kat moo fëgg sa buntu ñu ngi fëgg buntu bi wala fëggaguñu buntu bi loolu de moom bëggoon nañ mu leer. waaw Adji Fall dama lay ziar yow parce que tey jii nii da nga dugg foo xamante ni man damay sawar pour waxtaan ak yow te fi ngeen ma fekk nii maanaam dafa jot pour ngeen fekk si ma fi parce que dañoo nekk ci liggéey bu metti maag sama staff di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di leen màggal di nuyu aussi tamit waa fans club bu Sow Mali yëpp daal maa leen di béggee parce que gis nañ ne fi mu toll ni am na changement boo xamante ni doy na waar trop saison bi tijji na ñu ngi suñu entraînement ñu ngi ñuy contact waaw ba fan yii nii rek am na promoteur bu ñuy diisool rek problème mu kase daal moo tagagum mais instant yi wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar combat pour trop di nuyuwaale sama ménagère Assane Sène ak waa écurie nga ko wax mbooloo yëpp di leen béggee sama gars yi ci am combat yal na leen suñu borom may ndam di ziar ñëpp di màggal ñëpp daal vraiment ñu ngi suñu entraînement promoteur yaa ñuy contacter am nañu yaakaar ne léegi bu soobee yàlla combat yi taxaw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. waaw léegi kon suñu premier kii jeex na dafa amoon ñoo xam ne dañ leen a jël ñu def témoignage ci Sow Mali kon dañuy dem xool leen. waaw salaamaaleykum dañoo ñëwoon fii seet si woon Zal ñu ni comme que fekk nañ la fi ñu laaj la ba xam loo xam ci Sow Mali. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw maa leen nuyu seen tur ak seen sant waaw di leen nuyu yéen ñëpp di kontaan aussi ci li ngeen def ni waaw Sow Mali moom wax dëgg yàlla bu ngeen ma laajee ci moom mën naa wax ci moom lu bari parce que maam moom ñoo dëkk waaw parce que xale la boo xamante ne nii wax dëgg yàlla xale bu yaru la bu am ambition ci li muy def bëgg aussi li muy def
aussi jox ñëpp cër respecté ñëpp waaw nekk koo xamante ni daal ci koñ bi nit ku baax la daal ci ñun waaw li nga xamante ni aussi ci lay yëngu muy maanaam làmb yi aussi mu nekk koo xamante ne nii lu mu bëgg la waaw respecté ko it aussi daf di aussi nit ki tolof moom mënul ñàkk ci nit ki mais nit ki su fekkente ne aussi gëm nga sa bopp rek gëm li ngay def am ambition ci li ngay def aussi rek yàlla dina la dimbali ba lépp loo xamante ne nii nit a nga fay teg tànkam na di nga fa teg sa tànk waaw mbir mi bëgg-bëgg la rek waaw kon moom ñun dañ koy ñaax aussi di ko wax ni ko maanaam mu gën a respecté entraînement am lépp loo xamante ne dafa daan def benn mu yokk ko parce que ñu ngi ciy gis njëriñ daal ñu ngi ciy gis njëriñ parce que Sow Mali ba ñu xamoon démb ak bërki démb fi mu ne nii ñun moom la ñu nekkal nii tolof nag mënul ñàkk ci doomu aadama waaw waaye nag bu fekkente ne aussi gëm nga ni tolof moom doomu aadama rek lay dal après yàlla dina la ko daal di teggil aussi day xool ndax aussi yow sa gëm-gëm ndax gëm nga yàlla wala déet soo ragalee wala dara rek da ngay daal di ñànki mën ngaa daw mais su fekkente ne gëm nga sa bopp rek après loolu yëpp dina ko teggi nga nekkaat ci li nga nekkoon continuer lépp loo xamante ne mbërë nga koy am ci làmb ji su fekkente ne gëm na boppam moom mën na cee jot parce que lépp mi ngi ci moom. salaamaaleykum Idy Diop kon bu ñu ñëwee fii seet si Zal fekk la fi c'est normal pour ma taal la sama micro pour ñu waxtaan parce que man xam naa la bu baax mbër kaamil nga yàgg nañoo daje ci làmb bi man ak yow ngay toj kon defe naa ni bu ma la fekkee fii kër Zal te taal ma sama micro nga wax ay xeetu baax man duma goof kon Idy Diop dama bëggoon laaj la quelques questions ci Sow Mali nga expliquer ma li nga xam ci Sow Mali ak seen ànd yow ak Sow Mali lan moo ko lal ak nan ngeen àndee yéen ak Sow Mali ci géewu làmb ji man daal loolu bëggoon naa ko xam ci émission Nay Leef tey lépp mooy leef kon ma jël sama kàddu di ko jox Idy Diop mu xamal ñu digganteem ak Zal. waaw ginnaaw ma ñu sant yàlla julli si Yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax sant Serigne Touba ak maam Serap Fall bu wér-wér santaat mbokk taalibe yëpp waaw sëñ Saliou moom tey boole wuñ quoi démb moo ñu boole. mooy dañoo fowandoo màggandoo bokk igéeri Ibrahima Faye xam nga moom mu doon suñu grand ñu nangul ko tey mën naa wax ne lu bëree bëri rek buñ ko ñimee si làmb moom am na si part de responsabilité bu baax a baax waaw mu doon nit ku baax tamit quoi doon nit ku oyof xam nga tamit igéeri bi li muy bëri moom sama waay la sama grand la ma nangul ko mais li ma xam si moom si làmb moom xam naa ne lépp lu waay di def si làmb rek Sow Mali def na ko ndax tey sax mën nañoo nangu tey mais bu ñu rappelé woo démb ay at si ginnaaw rek am na ñu fi nekkoon kon foog naa ne nit ñi ñooy xaw a fàtte rek mais Sow Mali moom bu ñu nee Sow Mali rek Sow Mali international la quoi waaw loolu moom mën naa la ko wax daal. waaw mu ni kon ñoo ko déggandoo nee na Sow Mali international la Idy Diop nee na Sow Mali international la kon soo ko waxee dinañ ko gëm ndax dinañ ni buñ nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yi moo ko wax Idy Diop moo ko wax te Idy Diop defe naa bu témoin ci Sow Mali ñëpp war nañoo nangu parce que defe naa Idy Diop day ànd ak Sow Mali guddi ak bëccëg kon Idy bu témoin rek ñun war nañoo mën a nangu kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo ci émission Nay Leef Idy moo wax loolu ci Sow Mali. waaw Youssou Ndour ginnaaw ba ma la nuyoo di la sant tugu ngi nag du toog ñu nataal ndax nee nañ ma Sow Mali nee na ma kii moo ko jàngal bëre ginnaaw kii moo ko jàngal bëre nag kon suñ ko fi fekkee war nañu mën a wax ak moom ñu laaj ko Sow Mali naka la nekkee ak moom ndax defe naa émission Nay Leef lañ nekk te lépp dafa war a leef te lu ni fànn kenn du ko jeex te lu fanaan biti kenn du xëy di ko seet kii mooy Youssou Ndour nuyu naa la. maa lay fay soxna si. waaw ginnaaw ba ma la nuyoo di la sant dama la bëgg a laaj yow loo xam ci Sow Mali. li ma xam ci moom bari na de li ma xam ci moom bari na lu ma def ci moom bari na aussi itam li ma servir bari na ndax xëy na dañoo ne xale bu mënee ànd ak mag ànd bu yàgg rek xëy na ca mag ma la mais xale tout le temps day déborder yow mag mi yaa koy muñal yaa koy teg si code di ko indiquer di ko teg si yoon ndax ànd moom bu yàggee rek am na kuy muñ te comme moom grand champion la mu ngi ci làmb ji di ñafe ko may moroomam ñu yàgg ànd yàgg dem fa nekk yàgg bokk lépp kon tey jii bu demee bay ñafe rek surtout koñam ñu koy jàppale yëpp taxawu ko muy ñafe di gis fi nga xamante ne nii moom la tegoon bëtam démb
muy fi sori te mu ngi fay avancé ndànk-ndànk affaire yi nag jarul yàkkamti jarul yuuxu jarul dara entraînement la rek ak liggéey kese mooy làmb ñun biñ ci toll dañ ko doon def carrément suñu mosaan a dugg bu ñu amul luñ soxla dinañ am luñ ci tëbb yóbbu parce que dañoo gëmoon suñu bopp ci côté boobu muy Youssou Ndour Ongot Boy Sène dafa naa ni champion yi njëkk a génn fii ci biir dëkk bi dem bëre ji indi ay nag si lañ bokk mais dara mayuñu ko lu dul fit ak gëm sa bopp te doomu aadama bi dem xorom sax boo koy jaay am si fulla voilà borom gëléem ñëw tëbb yóbbu jox gëléemam kon donc nit ki li nga nekk rek da nga koy gëm nangoo liggéey nangoo entraînement topp say conseil bëre nag sensible na sensible parce que li nga bëgg a def boo entraîné rek da nga koy mën a def yaa xam ci kaw ñi ngay entraîné wala ci kaw ñi ngay entraîné mais lu ma xam ci moom daal bëre bu nekkoon ci moom démb ak barki démb dafa war a évoluer mu appliquer ko mu gën a mën a nekk ci moom ndax amul lu mu mënta def ci làmb wala amul lu mu mënta prouver ci làmb parce que xale la te mu ngi góorgóorlu donc borom soxna la mais mu ngi góorgóorlu soxnaam mu ngi koy jàppale si côté boobu aussi itam na góorgóorlu yokkaat entraînement yi rek li mbër yi wax yokku cere dolli ñeex ndax doomu aadama bi loo nekk tey rek suba da ngay ñaan yàlla mu évoluer kon donc émission leeral lañ nekk rek dañuy leeral def entre parenthèse côté boobu lu ndaw di ko nag mu yokk entraînement yi gëm ñëpp ñu koy jàppale parce que doomu aadama bi mënoo def dara te kenn jàppale wu la muy ñuy ñëw ci yow ñuy ñëw ci say entraînement ñi nga xamante ne nii boo xewlee dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw toogaanu la taxawu la ba sa bés jàll kon ñooñu amoo leen fayal te di côté 100 francs boo ciy def si ñoom wala boo leen di jox mais yëg-yëg bi ñu am ci yow ñëw boo xewlee ñu taxaw ñooñu mënoo leen a fay ñooñu ñooy nit ñi kenn mënu leen a fay mais loolu mooy gën a yokku tax boo demee entraînement nga rey sa bopp boo duggee ci làmb nga rey sa bopp wane loo xamante ne nii même bu fekkee da ngay daan sax ñu ne bëre ba daanu sax moo gën bañ a bëre daanu donc affaire bi foo agréé la mais dafa am foo ci tolloo boo xamante ne nii liggéey lay doon parce que bu la taxee bàyyi say yëpp sa yitte boo mënte am bu la ko taxee bàyyi rek kon liggéey la te dañoo ne lu la teree nelaw rek xëy na nelaw la dégg nga kon na yokk entraînement am gën a gëm boppam gën a gëm ay conseils fonk waa koñam parce que nit ki nekk foo mën di nekk rek sa entourage boo fonkee rek boo leen fonkee ñu teg leen ci kaw rek fi nga bëgg a yegg mën nga faa yegg mu yomb lool merci beaucoup. champion.
mbër daa mel ni dañ lay neexal ci suwaak léegi. yàlla tere. biñ fi ñëw ba léegi kenn tegagula lu metti. barki sëñ Bamba. ñii duñ ma yërëm. waaw mbër sa saa da lay yërëm. duñ ma yërëm dinaa wala di. tegagula lu metti. waaw mu ne ba ci kanam. saa tegagula lu metti man lu metti laa bëgg mu teg. yaa ngi toog. anam nga sa waaj yow daa mel ni da ngaa yërëm sa waaje. yërëm. kii tegagoo ko lu metti de. metti lañ koy tegal. ah xool ko. alors bi bismillah. mais mbër mën nañoo xam ndax chaque jour lu mel nii ngay daj fii wala. lu gën a métti la ñuy nekk chaque jour. tey dafa nekk vendredi te su ma dañu war a génn dem compétir. d'accord. tey vendredi la moo tax xam nga mais lu gën a métti la ñuy nekk di gën a biir lii. waaw mais dañu war a compétir. lan ngay wax ñi bëgg a ñëw fii te toppatoo seen yaram. Baye Ndongo fitness. waaw mu ngi biir Ngekoox doomu Ngekoox moo ko moom. suñu jigéen Fatima ak suñu grand Seydi. gars yi il faut ñu ñëw ñu jàpp ci. suñu yëf la ñoo ko moom. soo mari fi ngay liggéey li muy daane gars yi. fi ngay liggéeyee kon. bari sëñ Saliou fii laa liggéeyee li may daane gars yi. Baye Ndongo fitness. demoo feneen. dew ma fenn dew ma Europe dew ma Dakar dew ma Ngapur dew ma Mbour Kamma fii laa ne Baye Ndongo fitness liggéey li may liggéey yóbbu ko sama gars yi baraake. mais nag man dama dégg ñoo ni Zal te day làqatu di dem Mbour fa lay tërëne. yàlla xam na ne fii laay liggéey. ah bon. Baye Ndongo fitness lay entraîné chaque jour. d'accord te d'accord. sama gars yëpp bëgg naa ñëw fii ci secret bi vraiment Saalum donte bëriwul matériel mais am na matériel yu ñu mën a suturloo ñun. d'accord. ba ci kanam parce que liñ ciy liggéey ñu xeebuñu ko xam nañ ne am nañ avancement bu baax parce que xool soo wali xam ne mu ngi liggéey te li may liggéey yëpp fii laa ko liggéeyee ànd ak samay doomu ndey samay grand frère chaque jour liggéey comme dab. ok jaajëf. aja nga na. aja Sane. maa lay jël. ak jàmbar.
acca mbër voilà mbër daa mel ni mi ngi metti de mu ngi saf saf ci alxuraan mu ngi saf saf mbokk internet yi ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare di leen wax yéen a ngi seen Wakinaan info ñu ñëwoon fii ci salle bi nga xam ni fi la Zal dafay entraînement xaw ñu fekk fi ay xaritam kon war nañoo mën a laaj Zal nan lay dundee fii ak yéen ak ay entraînement am. waaw Zal muy respecté entraînement am ak ñun fii waaw muy entraînement bu am solo tamit ànd ak coach yi ñuy teg lu métti fii tamit waaw entraînement yi daal jaar na yoon daal waaw. loolu da nga gis entraînement yi daal jaar na yoon ñu ngi teg lu métti. mi ngi def lu baax. waaw mu ngi def lu baax kay ñu ngi teg lu métti parce que toujours muy fii entraînement yi waaw ngoon gi nii mooy loolu entraînement yu jaar yoon waaw. waaw kon ñoo ko déggandoo amoon looy digal Zal lan nga koy digal mu day yokk dara wala day wàññi dara. non instant yi moom du ma ko digal luy wàññi quoi luy yokk rek laa koy digal waaw parce que instant yi mbër la te instant yi moom dafa war a génn dem bëre ji xanaa dem bëre ji ak yokk dooleem rek parce que instant yi moom car macha allah mu ngi ak doole carrément waaw ñun ñi nekk fii di jàppante ak moom xam nañ ci dara instant yi xanaa mu gën a yokk entraînement bu baax rek waaw loolu daal laa amul lu ma koy digal. foo ñu ñëwoon ànd ak Zal fii fi nga xam ne fii lay defee ay entraînement wam ñu ngi taxaw ak ki nga xam ne mooy entraîné Zal léegi dañ ko bëggoon a laaj moom lu mu xam ci Zal ginnaaw bi ñu la nuyoo pare bëggoon nañoo xam noo tudd ak noo sant. très bien maa ngi nuyu ñëpp di sant initiative bi ak teewaay bi maa ngi tudd Seydou Diallo
voilà dëkk fii ci campement bëggoon nañoo xam fii naka la tudd fii nu mu tudd bëggoon nañoo xam fii nu mu tudd. Baye Ndongo fitness waaw. ok bëggoon nañoo xam Zal naka lay dundee fii ak yéen ak entraînement yi ndax jàmbaar la wala déet daal. non maanaam lu ne fàng kenn du ko jeex parce que Zal ku ko gis xam ne maanaam dafa dagg parce que dafa nangoo liggéey xale bu ndaw mën na ko liggéeyloo tu comprends moo tax muy def ay preuve am loo ko teg da koy tegu jëmm ji tuuti na waaye doole ji moo ëpp jëmm ji donc mu ngi liggéey lu intense lu jaar yoon voilà. léegi yow soo amoon looy wax Zal lan la su amoon lu muy yokk wala moom lu muy wàññi loolu lan lay doon. bon Zal bu ma amee lu ma koy yokk récupération il faut que mu récupérer parce que tamit entraînement dafa ànd ak récupération il faut que muy récupérer di lekk lu baax noppal muscle bi parce que li muy liggéey fii vraiment dafa ànd ak récupération donc loolu laa gis loo xam ne dinaa ko ajouter ci moom voilà. waaw kon mbokk yi ñoo ko déggandoo léegi koo xam ne bëgg naa ñëw ci salle bi fii naka lay def seen ay contact lan la. waaw salle bi ku fi bëgg a ñëw c'est très simple ñoo ngi fii Koñ Renaissance donc tout près de chez Iba abonnement bi ak séance ak yëpp ku fi ñëw après y a pas de souci dinañ ci waxtaan te dina yomb quoi travail moo fi nekk liggéey moo fi nekk et puis ça va voilà. bon numéro téléphone bi 77 la 702 9978 702 99 78. kon mbokki Campement Ngexo ñoo ko déggandoo. waaw. naaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay sant di la gëm di la laaj noo tudd ak noo sant. waaw Basirou Ndiaye dëkk Yaakaar waaw di leen remercier si seen ñëw bi fii parce que lu yombul daal. léegi yow Bas ñun sànq ba tey ñu ngi lay gis nga nekk ak Zal di def ak moom ay kii dañoo bëggoon a xam yow naka ngay dundee ak Zal fii ndax Zal mi ngi def ay entraînement wala déet. waaw Zal boo xool xam ni mu ngi def ay entraînement normal parce que boo xoolee état bi mu nekkoon ak état bi macha allah. respecté na heure bi te ku neex a digal la vraiment ñun ay simple kii lañ rek buñ ñëwee te luñ ko wax da koy def loolu ñu ngi ko siy remercier bu baax a baax boo xoolee dafa làqati woon mais sortie bi mu defaat wane na boppam kon fii nii muy entraîné jig na ko daal ñu ngi koy ñaanal ay ndami ndam nekk si kanamam. Naan info Zal noo gisee fii nii comme tey toute la journée ñu ngi ak yow ba nga xam ni ñu ngi fi ngay entraîné ñëw nañ gis nañu ni ngay entraîné métti na trop ñun xamuñu woon ne mbër lii lay daj vraiment wax dëgg yàlla gis nañu entraînement yi mais Zal la moo tax nga taamu salle bi. waaw maa ngi di ziar di bëggee sama gaay bu baax di bëggee sama staff bu baax di bëggee ñëpp di bëggee waa salle bi yëpp waa Ndongo Fitness ku ci mel ni Bas Ndoye ak ku ci mel ni Souley ak suñu grand coach su ma Seydou champion Diokh ak Ousmane ak maam Saliou di bëggee waa salle bi yëpp daal suñu jigéen yi di bëggee Baye Bass ku ne xam na ko campement daal xam naa ne ñëpp benn lañ te salle bii nii li tax ñu taamu ko mooy jàmm ji fi am ak liggéey bu mucc ayib bi fi am donte matériel yi demeewul noonu mais ñi fi nekk dañoo xam yoon bi te entraînement yoon la nga xam yoon boo xamee yoon bi bokk ko ki ko xam pour nga réussir day yomb looloo tax ñu taamu Baye Ndongo Fitness waaw. ñeel kàddu mooy lan. waaw xanaa di bëggee sama gars yi rek man chaque jour loolu laay wax di bëggee sama staff bu baax parce que bi muy metti ñoom rek la ba bi muy neex ñoom la itam duñu mas a soppeeku duñu mas a changé di ziar ñëpp di bëggee ñëpp yéen tamit kenn amul seen fay parce que wanuñu leen fi lu tax ngeen war a mën a ñëw jël seen caméra di ñu ko dëpp liggéey lu leen ko fi kon yéen yal na leen yàlla fay seen xol ku ci mel ni Tamsir Ndiaye Marouba ak sama copain ak yow mi Aji Fall xam nga di leen ziar di leen bëgge bu baax di bëgge aussi waa salle bi yëpp di bëgge équipe Ibrahima Faye di bëgge Ngekox yëpp man damay naan Ngekox yëpp rek bu ma waxee Ngekox yëpp daa mel ni wàcc naa bëgge naa ñëpp kontaan ci ñëpp vraiment émission bi moom wax dëgg yàlla bett na ma mais teewul luñ neen lu la bett man la moo tax ñu bëri gisoo leen ci salle bi parce que heure bi ngeen ko jàppale mais gëm naa ne buñ ko programmé woon di ngeen fekk waa salle bi yëpp fii ak li ñuy liggéey itam ci salle bi di ngeen ko fekkee di ngeen ko gis beneen bi des mooy nañ gaa yi yokk loxo rek bu ñu yokkee loxo rek barke sëñ Saliou li ñu bëgg dinañ ko am bu soobee yàlla te dara jeexul li ci kanam daal raw li bët. waaw ñoom dama leen amal njukkal parce que tey jii nii yow mi defe naa ne ci nday yi nga bokk boo xoolee ñi ko sos yow yaay pay bi ngeen koy sos da ngeen doon jël seen bool ak seen siwo combat am ngeen dugg ci kër yi ket lu nit ñi lekkee loolu lu yàgg la dema dem ba tey ji bu ñu soxlaa dañuy génne ci suñu kees def kon donc li ñuy wax leneen rek mooy
di dalal monsieur le maire loxo ak ku ci mel ni Daba Ndiaye ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk Ngekoox ñu jàppale doomu Ngekoox parce que ñun tey amuñu fi ñu dul ñoom tamit amuñu fi ñu dul ñun kon donc lu ñu mënti def rek ñu ngi leen di taalal suñu loxo ngeen yokk ñu doole bu soobee yàlla doomu Ngekoox yi am na lu ñu bëgg bu ñu yokkee doole rek bu soobee yàlla li ñu bëgg ñun dinañ ko am ci kàttanu yàlla parce que ñoom lañ fi am waaw di ziar fans club bi yëpp di leen ne kontaan nañ chaque jour chaque instant ñu ngi kontaan ci ñoom ñu gën a jàpp dina baax yàlla baax na aussi tamit xama di delloowaat ziar bi sama gars yi rek ñii jàmm ji ne fii barki Serigne Saliou boo nekkoon Europe sa boo ñëwee di nga fi dugg si parce que jàmm moo fi nekk ak liggéey bu mucc ayib ñëpp bokk ndey bokk bàyyi kon donc yal na leen yàlla fay seen xol yéen waa Saal Baye Ndongo Fitness yéen ñëpp maa leen di bëggee ca kaw ca kanam. man sama dernier kàddu mooy li nga xamante ni moom laa war a liggéey biir Ngekoox dama cee tàmbaleegul ba war cee àgg li ma leen di wax nag mooy lendemain laay wax nañu xaar lendemain sur lendemain après sur lendemain waa Ngekoox nañ xippi seen bët xaar loolu ci soowu Mali loolooy dernier kàddu bi. kon ñoo ko gisandoo lu ni fang kenn du ko jeex yéen a ngi àndoon ak Wakhinane Info kon ñu ngi leen di dig daje dox daje ci beneen mbëf ci beneen yoon ci leneen ak leneen parce que Wakhinane Info nekkul rek mbëf lay invité day invité ku nekk ñëpp xaj nañ ci wax dëgg yàlla ñu teg lépp ci taabal ji émission nay leer la ñu wax kon lépp day leer kon ñu leen jox dox daje ci beneen anam ak beneen jour. Fils taka sa dal ñu jóg fi ne jëm a gën dëkk mu taaxoo marambase maa fa de companeste campement dama dëkk Ngekoox yoxul ma dégg sa baat dañoo set Sylvie sa tabe nañ ko taaru yaru la bi na fe bala moon ajul aba na tontu na moom yuuxu la dañuy sant di maama muudala li ngay ñaan mu am 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 aba sa lañ ko woote julli nga ñeenti rakk sa jàkka ja yang sama taan benn ma yàgg la gànn ma gànn la jokk la paas yaa kam dinaa del su waat tuub samay bakkaar yu bëri bakkaar yu bëri